jangeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bisimila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéenay faram-fàcce ko SADEF doon benn ci kuréelu syndicat gi ëmb lenn ci jàngalekat yi nekk ci biir réew mi taxaw nañu ngir jàmmarloo nguur gi rawatina Serigne Mbaye Thiam mi jëwriñ ji nga xam ne ni moom la ñuy dénk wàllu wi de buur la jàppe boppam dafay bumu te kenn du wax lu ci tolloog ñaari fan moom la ñu am yéenay crête tànk ne ko duñ ko liggéey ab toogandaay ñaxtu daañu ko amal alxames ji di sàkko ci Serigne Mbaye Thiam mu dem ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi diwaanu Mbour yëngu na démb askano daanaka kenn desut ñëpp ñoo maas wàcc ci mbedd mi takk ay sagar yu xonk coy di sàkko ci yoon mu def liggéeyam jëm ci musiba ji amoon ci stade Demba Diop te seen i doom jotoon cee ñàkk seen bakkan ci biir xibaar tam da ngeen ciy dégg leer lañu tukkee ci kii di Thierno Daff bu amee ñu am lu leen metti lool ñoom ñoo di sunu mbokk chrétien yi seen i kàddu la ñu yëkkati ñu ñaawlu xejjeeg seen gi am ci ndimbal yi nga xam ne ni nguur gi mu ngi leen koy jox di leen ko dimbalee ci feetu Pâques yile at bu nekk ñuy dund lu mel loolu la ñu bëgg mu dakk ndax mbaam gàtt na ci jur gi la bokk ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walfa TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi SADEF doon benn ci kuréelu syndicat gi ëmb lenn ci jàngalekat yi nekkee fii ci biir réew mi taxaw nañu kon ngir jàmmarloo ko nguur gi rawatina Serigne Mbaye Thiam mi ñu ne buur daal la jàppee boppam dafay buur di bu muy te kenn du wax lu ci tolloog ñaari fanu yàlla moom la ñuy fas yéene toog lànk ne duñ ko liggéey gannaaw ëllëg ci alxames ji daañu amal ab toogandaa ñaxtu ca buntu ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi la ñuy sàkku lenn la mooy Serigne Mbaye Thiam abal leen Mbaye Sarr muy ndeyteefu syndicat boobee am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci téléphone soxna Fatoumata Seye. dañuy dérouler suñu juróom-ñaareelu plan d'action tàmbali ko tey ak suba grève totale de 48 heures buñ ci jógee nag dañuy organiser sitting bu mag ci buntu ministère de l'éducation nationale parce que comme ni ngeen ko xamee dañuy ñaxtu yoreen bi nga xamante ne bii moom la ministre bi actuellement yoree système éducatif nga xam ne yoreel gu bon la yoreel gu gox bi gënul ci jàngalekat yi gënul ci système bi te ba mu fi nekkee ba léegi système éducatif yi dafay gën di nërmeelu di gën di daanu parce que at mu yàlla sàkk bu ngeen ko xoolee li tàmbalee ci CFE BFM wala baccalauréat résultat yi day gën di wàcc te dara waralu ko lu dul yoreen gu bon gi mu yore système bi parce que ba mu fi nekkee ba léegi nii méthode bi muy appliqué méthode dictatoriale la dafay mel ni kuy dicté loi am bu fekkente ne ñun en tant que organisation syndicale naam bu ñuy fal nit bopp ministère éducation kenn duñu laaj suñu xalaat waaye képp ku ñu mën di fal ak ku mën di doon ci kaw bopp ministère éducation ñun am nañ xalaat buñ ci joxe ci naka la ak nan lay doxale système éducatif mi ngi mel ni gumba goo xamante ne bii moom nga jël jox ko benn car mu koy dawal en pleine circulation jàpp nga ne kooku donc dégâts yi imaginer nga dégâts yi kooku di def dégâts yu gën a raw yooyu moom la ministre bi actuellement di def ci à la tête de l'éducation nationale ba tax na ñun ak képp ku ñu déggal da ngay ñëw ñu def sitting bi devant le ministère de l'éducation pour demander mu dem parce que liñ naan na dem parce que bu demee ci la njàng mi di gën a soxaliku donc ñun mu dem moo ñu gënal parce que dañuy bëgg nit ku nga xam ne bu su ñëwee jàngale mi jëm ci tam mu jox respect jàngalekat yi fonk leen jox leen seen gëdd ndax jàngalekat yi il faut jox leen seen gëdd pour mu nga loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Mbaye Sarr moom mooy ndeyteefu SADEF doon benn ci kuréelu syndicat jàngalekat yi nekk fii ci biir réew mi diwaanu Mbour nag yëngu na démb askanu daanaka kenn desut ñoom ñëpp ñoo maas wàcc ci mbedd mi takk ay sagar yu xonk cuur di sàkku ci yoon mu def liggéeyam jëm ci musiba yi amoon ci stade Demba Diop te seeni doom jotoon cee ñàkk seen bakkan dañuy dem ci Mbour fekk fa Thierno Daff. pënd ba wureegul ba tey ci musiba bi amoon ci stade Demba Diop ndax askanu Mbuur wa ngi woy ba tey di sàkku ci yoon ngir mu def liggéeyam. chaque fois bu ñu ko yëgalee suñu xol day gën a jóg ñun li ñuy laaj mooy ñu jox justice rek bu ñu jox ne justice nag waxtaan bi dana yomb waaye nag tant que loolu ñëwagul dafay xaw a diis waaye nag waa Mbuur dama la wax ne waa Mbuur sont pas des rancuniers waa Mbuur droit rek la ñu bëgg waa Mbuur justice la ñu bëgg loolu nag yaakaar naa ni mi ngi ci xelu ñi nga xam ni ñoom ñoo yoree mbir mi waxtaan nag du mën a ñàkk fala bu da waxtaan du mën a ñàkk parce que aussi mënuñoo continuer nii pour toujours danañ waxtaan nag waaye comme ni ma ko waxee rek il faut que les conditions soient réunies pour nit ñi mën a toog autour d'une table donte ni xale yi ñoo yëkkati ñaxtu woowu sax waaye jaraafu dëkk bi nee na bés niki tey ngàlloon na ko te moom ci boppam mooy jiite xare wi dañuy wax ni Mbour mooy 3e ville du Sénégal
mais seetlu nañ ci Mbour sur le plan de l'avancement Mbour est un peu en retard dama koy wax ne mënuñoo nekk 3e ville du Sénégal sur le plan économique kenn mënuñu mais sur le plan des infrastructures lu bari ñëwul. ci gis-gisu xale yi xaar ma yàlla bi ñu teg seen dëkk bi mu ngi bëgg yàgg ba tax na jamono ji dafa war a dakk. sunu juróom-ñetti nit ñoo faatu fële ca Ndakaaru muy affaire boo xam ni lu ñu naqarul woon la lu ñu metti la ba léegi nag ñu ngi soog di xaar justice mu def yoonam ñun nag li ma ci mën a wax mooy ñun mënuñoo fàtte moom mënu cee ne fàtte mënu fee ne ndax ñun dañoo respecté ay doomu aadama yoo xam ne bu ñu faatoo war nañ leen a dëj te ku toog nag di jooy say doom pareegul ñoo ne la kaa leen ngeen football loolu yaakaar naa lu jafe la. ci gis-gisu ñëpp ñi bokkoon ci manifester ga nag te manifestation boobu sax ñu ngi ko amaloon biir mairie bu Mbour lépp lu jëm ci wàllu jubóow wala jàmm bala moo am faw ñi jiite football bi ci mim réew tekki seen ndombal tànk ba pare. Mbour Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri. jaajëf Thierno Daaf ñu ngi lay sant di la gërëm bu amee nag ñu am leen métti lool ñoom ñoo di sunu mbokki chrétien yi seen i kàddu lañ yëkkati ñu ñaawlu xejjeeg seen gi nga xam ne ni am na kon ci ndimbal yi leen nguur gi di dimbalee mu soxal feetu Pâques bile at mu nekk ñuy dund lu ni mel loolu la ñu bëgg mu dakk ndax mbaam nag gàtt na waaye nag ci jur gi la bokk jëmm mbay Aliou Balde reportage. chrétiens yi catholique yi nekk ci ville bu Dakar mer ba futt la ñu def fi mu toll nii lu nekk la ñuy jànkonteel balaa ñooy jot rek ndimbal gi nga xam ne nii nguur gi moo leen koy jox pour ñu waajal lii di feetu Pâques. dañu ñëw jël suñuy aide yi ñu war a jox ndimbal ngalax yi gumba nag boo ko saraxul ba koog yàlla waano mu dem lii fonction moo ko joxe état nañ ñu ko jox. mbaam gàtt na mais ci njur gi la ñu bokk voté bu jotee dañu yor suñuy carte dañuy voté. président bu fi fallu rek catholique yi am nañ ci cër kumba amul ndey rek kumba amul bàyyi rek nga ciy am nga boo ci amul branlon rek duñ la jël xoolal 6 heures du matin bu ma amuloon tey ay dëkkandoo yu baax samay doom ku leen di yor wàcce nañu école ay seex ma bàyyi leen ci kër ga li ñu naqarlu mooy yeexaayu mbir mi dañuy jaabante saa yu ñu xëyee rang ba sonn ak enquête yoo xam ne ni du jeex ñoom dem nañ sax ba jàpp ne dañ leen a beddi ci Sénégal kenn tegu leen fenn. dañu ne nañ dem déposé nañ aide lañu wax. aide sa jëkkër a ngi dund wala ñaata ngay fay ñaata doom nga am Macky Sall santu leen loolu Macky Sall da leen sant dam leen inscrit mairie bu ñu jógee mairie ñu ñëw def demande aide Macky néew leen ngeen ñëw def leen enquête ñaata doom nga am sa jëkkër lu muy liggéey lan ngay liggéey nooy tëddee sa kër du loolu la leen Macky Sall sant lu leen Macky sant nañ ko def nit ki nag bu ñu la joxee nga jiite kanam da ngay nangu ni da ngay jiite kanam jiite bi dëgg wante fii depuis barki démb ba tey dil moo fi ne ñun ñëpp a fi bokk yem muy musulman muy catholique musulman bu ñëwee duñ def dara ñun nag ñuy nekk ñun dañoo noppi ñuy noppi leen fu mu yem neex nag léegi nag dafa doy ñun ñëpp a ci bokk lan la catholique yi dañu doon noppi mais léegi noppeetuñ dañuy wax. at mu jot nguur gi dafay jox ay ndimbal chrétiens yi catholique yi nga xam ne nii seen loxo jotu seen gannaaw pour rek ñu waajal feetu Pâques bi ñu dëppmal atu ren bi nag mbir yi dafa gën a metti ndax xaar bi yàgg na lool ak jafe-jafe ñu jànkonteel laata ñuy jot lu ni mel ba tax na ñuy sàkku rek ci nguur gi ñu jox leen gëdd gi nga xam ne nii moom nañu am ci réew mi. jaajëf soxna Jëma Mbay ñu ngi lay sant di la gërëm peine de mort te mooy ku rey nit te tey ko ñu rey la loolu la askan wi sàkku ñu delloo si waat ko fii gannaaw ba ñu gisee ne yenn musiba yi kat mu ngi bëgg a bari lool ci réew mi le mënatuñoo toog benn wala ñaari fan yoo xam ne ni déggoo ñu naan gox sàngam faat nañ fa ab doomu aadama ci anam bu ñaaw lool buñ sukkandikoo ci Ismaïla Sène di ab sociologue ñàkkum kaaraange gi ak ñàkkum xëyum ndaw ñi bokk na ci li waral yenn musiba yi ñu fi gis xooxandong El Hadji Saliou Bey yokkutem ñaawteef bi ñu nemeeku ci biir Sénégal jamono ji ñu toll indi na ay jiixi jaaxaa ci bopp askan wi. rey nit ca tay ko jël paaka ni ko deqet kenn war a dugal ci kaso dañ laa buñ ko jàppale kooku dañ ko jàppale ñu ko war rey spécial ndax loolu tax mu jóge fi waaye bu fekkee nit daa rey nit ñu dem yóbbu ko ci kaso wala mu am ñetti at wala ñeent ñu lijjanti ko mu génn kooku du fi jeex yolaas du fi jeex ci réew mi c'est que réew mi dañoo dem a dem ba kenn ku nekk dañ naan réew mi amul loi te réew mi dafa am loi. lu fi am léegi
daawul am te loolu yëpp banditisme moo yokku rek su fekkente ne yow xëyoo gontoo nar a tekki te nangoo liggéey il faut nga def añ yaaxum loolu moom mooy am problème bi. cere gi tóore ñu rey la ni ginaar te du mujj fenn ñu jël la yóbbu la feere ngay añ ak a reer mais quelle raison loolu rafetul te ñu ñoo bokk réew mi dañ koo war a defar barke dem damaa ngi dégg lu mel nii Touba ñu di ko wér bu fekk ko ci bâtiment ñu rindi ko comme xaar xam nga li rafetul ci réew. Ismaïla Sène muy ab sociologue nag yëkkati na ay kàddum ngir jéem a xamli ana lan moo waral mbir mi ni mel. ñàkk liggéey ñàkk xëy wala nekk di taxawaalu nekk ci situation sociale yu xaw a métti day tax ñu bëri jël violence jël yu mel noonu comme solution. beneen wàll bi aussi gis nañ ne sécurité day manqué ci suñu koñ yi sécurité boobu aussi état mooy war a njëkk taxaw ngir sécurité mën a am te aussi parents yi bëri na ci ñoo xam ne aussi peut-être dañuy xaw a manqué vigilance dëkkandoo yi également dañuy manqué vigilance parce que des fois da ngay gis benn xale ñu koy def yenn yi mais da ngay toog parce que yaa ngi ragal ñu def la ko wala yaa ngi jàpp ne da nga war a maandu ba loolu mën a peut-être mën a law. moom Ismaïla Sène la mu ca toftal moo di ngir dakkal bi lépp mbir faw rek état dugal ci loxoom waaye itam waajur yi xoolaat bu baax yarin bi. jéem a jàppale xale yi il s'agit pas de les dédouaner mais ñu bëri dañuy verser dans la violence parce que amuñu lu ñuy def ñoo xam ne dañoo manqué liggéey am na ñoo xam ne situation sociale moo métti donc ñoom dañuy xaw a vulnérable par rapport à ça donc jéem prévention mi ngi njëkk donc jàppale leen ba ñu am li ñuy jàpp bu dee liggéey la ñu am ko. Et aussi sécurité bi ñu gën ko yokk parce que y aura toujours quand même des cas yu mel nii mais bu nekkee sécurité bi renforcé nañ ko ak vigilance du point de vue des parents et du point de vue de la société mooy dëkkandoo yi ak ñoom seen bu nekkee am na rek je pense que mën na contribuer à éviter que phénomène yii wala ñu koy def wala muy am. mbirim yeewum fitna bi nga xam ne saay su nekk dafay gën di law ci biir Sénégal tax na ba ñu bëri ci askan wi di ñaan rek ngir ñu indiwaat peine de mort. addu jëmale ci wàllu politique njiital réew mi Macky Sall faraat ko ci élection présidentielle yi di ñëw loolu mooy li jiital kii di ko rafal ci ab ndajem politique mu yaatu mu woote woon fële ci Rufisque Ouest moom meeru Tëngéej ba woon xam ne ne lépp daal lu mën dana ko def ba mboolem responsable APR yi nekkee ci diwaanu Tëngéej booloo joxante loxo. ndax jàpp ne loolu kese mooy di mën a nday may ndam ci yile élection dañuy dem ca Tëngéej fekk fa Nasib Sagna. waa APR fu mu nekk nii nag dañu ànd ak kuy ko rafal pour mën a indi jàmm ji si parti bi te mën a liggéey pour élection buy ñëw si meeting bu rëy bu ñu def si Rufisque Ouest nag. tendance yëpp daje pour mën a waxtaan seen biir xool lu ñu demee si élection yi ñu mën ko gagné. dama jouer un rôle fédérateur qui consiste à faire de sorte que yeneen responsable yi fi nekk. ñu àndandoo xalaat réfléchir naka la ñuy aborder situation wu élection yi bi ñu ko defee am na ñoo xam ne jubóowuñu woon ñu fexe ba ñu juboo nekk benn ñaari liste moo amoon benn liste pour Omer ak benn liste pour Omar Gueye kii ministre la kii président la àndal ma woo leen wax ak ñoom boobu journaliste yi nga sama bureau ñu d'accord ma ne la première chose mooy ñu nekk benn pour man mën a ànd ak ñoom. léegi maa ngi continuer même siège c'est-à-dire boobu xalaat bi ma amoon moom laay continuer dès maintenant du ñu xaar ba élection yi jege à un an des élections war nañu daje tey di wax bi lu ñu war a redresser ñu redresser ko lu ñu war a améliorer ñu améliorer ko par rapport ak élection yi passé woon pour les législatives. bu njëkk bi nag Korafal def na médiation diggante tendance yëpp ba parti bi am ndam si élection législative yi rawatina fii si Rufisque Ouest nga xam ne ni waa PDS ñoo fi faral di gagné bés bu nekk fii si Rufisque nañu seen télévision Walfadjri. Ligue de l'élite républicaine pour l'émergence ab kuréel goo xam ne dafa ëmb ay étudiants yoo xam ne ñu ngi faree kon ci nguur gi daanaka ndax seen liggéey mooy fexe daal ba lépp loo xam ne nguur gi def na ko rek ci université ba ca ci Thiès mu doon loo xam ne dañ koy fësal ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal ñoom ndongo yooyu li ñu ngay artu kon ci képp koo xam ni yaa ngi taxaw kon bëgg a nappaaje liggéey yi nga xam ne ni njiitu réew Macky Sall def na ko foofee ci université bu Thiès ndaje moomee Ibrahima Ndiaye lañ fa yebaloon. étudiants yi nga xamante ni ñoo bootu ci ligue de l'élite républicaine pour l'émergence nee nañu dootuñu nangu rek kenn koo xamante ni rek di ŋaññi liggéeyu état bi ci seen biir université ñoom nee nañu tàmm nañu rek fësal bépp liggéey boo xamante ni état bi nga koy amal fii ci université bu Thiès Vieux Malan Diatta coordinateur ligue boobee. dañu xam ne étudiant tey dafa am image boo xamante ni rafetul donc ñu ne étudiants yi à chaque fois
dañuy génne ci télé pour wax lu ñaaw ci lu am ci seen université mais ñun nee ne loolu tamit dañu ko war a bàyyi dañu war a tamit wane effort gouvernement yi nekk effort bu gouvernement bi nekk def ci université yi loolu moo tax ñi woote cette assemblée bi pour wax étudiants yi lan la nekk di def fii ci université bu Thiès parce que xam nañu bâtiment yu bëri il suffit nga am bët nga xool da ngay gis que bâtiment yu bëri ñu ngi koy tabax donc am nañu bâtiment yoo xamante dañ koy livrer kon ñun ñoo ne tamit loolu bu ñu ko encouragé bu ñu ko waxee gouvernement bi day tax ne ñi am courage pour ñu continuer di def seen i liggéey. gannaaw ba ñu fësalee projet yi nga xamante ni état bu Sénégal mu ngi koy amal fii ci université bu Thiès étudiants yooyee ñu ngi fàttali état boobee ba tey ci yenn doléances yi nga xamante ni war na ci indi saafara. université Thiès mu ngi màgg chaque année dañuy recevoir des centaines d'étudiants tey étudiants yu bëri ñu ngi loger ci ville bi te 36 000 dafa ndaw pour fay chambre gouvernement dafa ñu promettre 1500 lits pour université bu Thiès ba tey tabaxuñu ñun lu ñu ñaan mooy gouvernement bi malgré effort yu ñu nekk di def mais ñi gaaw pour ñu mun a tabax campus pour étudiants yi mun a université Thiès ñu mun a nekk dans des conditions normales ci loolu tamit fii étudiants yi dañu feebar te du amuñu ambulance loolu ñu ngi ñaan gouvernement bi mu may ñu ambulance fii ci campus bi parce que étudiants yi des fois dañuy nekk ci chambre yi di daanu guddi fii université bi dafa enclavé wu dañuy daanu te du am taxi dafa jafe kon dañuy ñaan gouvernement bi tamit ñu jàppale ñu ci ambulance pour étudiant moo xamante ne mu am problème am jafe-jafe ambulance bi mën a ko yóbbu lu gën a gaawee. étudiants yooyee bootu ci leer nee nañu engagé nañu benn politique boo xamante ni buy gën a jëmmal ak fësal seen université bu Thiès boobee waaye duñ ci yem sax dinañu def lépp luy université ay jafe-jafe di ko indil ay gàllankoor dañ ciy taxaw ba loolu du am Thiès Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye bu amee nag ñu taxaw fas yéene jàmmaloo njiitu réew Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw ñoom ñoo di ndaw yi nga xam ne nii ñoo faree ci parti réew mi bu Idriss Seck seen i kàddu lañ yëkkat ñuy artu kon ne du ñu nangu benn yoon ñuy duural Idriss Seck fexe ba gàkkal tournée yi muy amal ci biir réew mi le ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal ñoom ndaw ñi ña ngay sàkku ci njiitu réew Macky Sall mu tontu ci laaj yi koy njiital parti réew mi laaj jëm ci pétrole ak gaz gi feeñ ci réew mi ak accord yi nga xam moom la jot a signé ndaje moom Abdou Khoudoss Diallo Mami Kanté ñoom lañ fa yabaloon. ñoom ñi nekk ay ndaw bokk ci parti réew mi ginnaaw ab kàddu yi nga xamante ne seen njiit Idrissa Seck yëkkati na ko laaj Macky Sall lu jëm ci wàllum signature contrat pétrolier yi ndaw ñi leen ñoom la ñu bëgg mooy. le président Idrissa Seck am ay laaj yu mu demandé le président de la République Macky Sall. da ko ni gaz bi ak pétrole bi ak wàllum Petro-Tim bi nga jox sa lakk Alioune Sall. dama bëgg nga indil ñu ci ay leeral lépp loo xamante ne ay accords yu muy signé la da koy nëbb ak di ko lëntal ñuy xamal ni candidat kenn du ko nekk Sénégal candidat présidentiel te rakku Macky Sall bu mu bokkal ndey ak baay muy Aliou Sall signé lu la attestation nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu ñoom ñii di xamal sax Macky Sall dañ ni la réserve foncière de la Pointe Sarène ñi ngi ko am suñu bët képp ku jël ci président Idrissa Seck jéem koo tuumaal lu mu deful pour yàqal ko dem yu muy dem ci askan wi yaa ngi yàkkamti ñu génnee la biir palais te sa waxtu génn fa demagul ci ay élection ci loolee sax liñ bëgg mooy la jeunesse de réew mi s'engage dem seeti suñu ay mbokk yi nekk ci opposition bi pour ñu def sitting buntu ministère de l'intérieur muy suñu ay carte d'identité naka noonu ndaw ñi le bokk ci parti réew mi pare nañu ngir ànd ak ndaw ñi nekk ci opposition ba ngir daal di jàmmarloo ak nguurub Sénégal ngir mu mën a séddale carte d'identité biométrique yi. Abdou Khoudoss Diallo groupe RANI ab kuréel la ab kër la goo xam dafa yëngatu kon ci wàllu boisson non maanaam boisson boo xam ne amul gaz. taxaw nañ nag ngir soobu ci wàllu musique li ko dalee kon fukki fan ak juróom ci weeru mars daañu amal ab jongante boo xam ne nii ñu nga ko duppee daal RANI super band mu fas yéene dajale ay groupe yu bare groupe nag bu ci dàq way daañu la jox lu ci tolloog 7 millions ci francs CFA ab ndaje nag lañ doon seq démb ak taskatu xibaar yi Mamadou Dieye Massila Seck. ci ndaje bi la ñu doon amal niki altine gi waa groupe RANI di marque boisson bu ñu ràññee fii ci Sénégal di fësal seen mbëbët maanaam taxawal ay jongante taxawal ab jongante ci wàllu musique mu nekk lu yees li nga xamante ne lu ko tax a jóg bokk na ci tàggat ndawu artistes yi ngir ëllëg ñu dooni ay kilifa ci métier wile Mamadou Ndiaye. li ñuy def fi mu toll nii mooy dañuy lancer RANI super orange
ba pare boole ko li ñuy wax Rani super bande. Rani super bande bi li muy jëriñ vraiment mooy xale bu fi am talent te am entre fukki at ak juróom-ñett ba ñaar fukki at ak ñeent nga ñëw ci ñun foo mën a dëkk ci Sénégal nag wane sa bopp. ngir lu ñeel anam yu ni tànnee ndaw yu bëgg a bokk ci yile jongante waa Rani di xam ne ubbi nañ seeni buntu ngir bépp ndawu artiste bi yeewoo ci mim réew bu ñu sukkandikoo ci Maïmouna Diagne Seck. Donc il faudrait que jeune talent bi mu am entre 18 ak 24 ans ba pare mu am un parcours vierge et puis Rani super bande dina def toutes les régions du Sénégal. di dolli di xam ne itam ab enveloppe bu toll ci 3 millions ak yeneen di neexal ñi ngi ko teg ci kaw table bi ngir jàppale ko groupe bi nga xamante ne mooy jël ndamu jongante yile di Rani super bande. donc neexal yi leen di xaar mooy 3 millions de francs CFA déjà groupe bi loolu lay gagné ak tamit voyage de rêve à Dubaï voyage boo xam ni ce sera tout frais payé par Rani. Et en plus de ça benn clip vidéo. si fàttaliku ndorteelu concours bi ñu ngi ko àpp ci fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu dëtmal Rani di marque boisson bu ñu ràññee ne si diir gi dinañ dalal ay artistes yu ñëpp ràññee fii ci Sénégal ngir ñu nafaral ak gunge ndawu artistes yile bëgg a dooni ëllëg ay waykat yu kenn dul natable fii ci mim réew. jërëjëf Modou Dieye ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke lañ ci àndal. xibaari bitim réew yi dañu koy doore ca Syrie foofu nag fale ca Ghouta oriental gannaaw ba ñu ne dañ fay def tekkaaral lépp nag ngir mën a dimbali askan wa fay yeewoo te Russie jiite yooyu la opération armée ba nag moom mujjuñu ko dogal wala sax mujjuñu ko nangu boobule mbir ndax kat ci talaata gi am na yenn ci ay ndell yoo xam ne tàkkal nañ ko ca diwaan yi nga xam ne fa la rebelle yi féetewoo rawatina ca ya jege seen péyum réew di Damas. Russie nag doon farandoowu Syrie waxoon na ne dinañu jël fexe ba lu jëm ci trêve boobu maanaam tekkaaral bi juróomi waxtu diggante 9h ci suba ba ñaari waxtu ci bëccëg maanaam 2h dañuy amal tekkaaral loolu nag waa armée ba defuñu ko benn yoon ñuy saytu ak yelleefi doomu aadama yi foofu la ca Syrie nag nee na ñu gis nañ ay ndell ñu tàkkal ci diwaan yi nga xam ne way fipp yi ñoo fa féetewoo te ñenn defuñu ko lu mooy l'armée bu Syrie l'armée ba nag lànk nañ bañ taraas ne du ñoom ñoo def yooyu le tàkkum ndell. ab jëwriñ boo xam ne télévision topp na ko ci wàllu yoon lu ni mel nag bëriwul ci réew yuñ ko mën a amal waaye nag ca Autriche mën naa nekk niki démb la dooree ndax ab vice chancelier nekkin njiiti parti extrême droite di FPO Heinz Christian Strache ab plainte moom la ko benn télévision di ORF daal di jébbal gannaaw ba nga xamee ne dañu ne waa ji dafa def ci biir page Facebook am mbir boo xam ne da cee joxoñ baraamu tuuma présentateur émission ci boobule télé di ORF Armen Wolf waa ji dafa bind ci page Facebook am ni am na ab télé boo xamante ne dañu fay jël ay mbir yu dul dëgg def ko xibaar boobule télé xam naa ko te ORF la gannaaw nag ba mu fasalee bi la mbir ci page Facebook am ca la présentateur bi nekk ci télé ba di Armen Wolf daal di jébbal ab plainte ministre ba télé ba it daal di defaat ab plainte lépp nag ngir ñu fexe ba raxas seeni der ci tuuma yi nga xam ne bi la jëwriñ gàll na ko ci ndoddu télé boobule. Serbie mënul tëb rek daal di dugg ci Union européenne lu ni mel nag Jean-Claude Juncker moo ko xamle ci ab tournée boo xam ne mu ngi koy def ci juróom benn réewu Balkan yoo xam ne dañoo bëgg a bokk ci Union européenne li mu gis nag moo di Serbie laata mu dugg ci Union européenne faaw mu xoolaat digganteem ak Kosovo nga xamante ne fukki at a ngi nii diggante boobu am fa ay ñagg-ñagg guerre bu métti bu tar am ci diggante ñaari gox yooyu moo tax nag Jean-Claude Juncker daal di soññi Serbie mu xoolaat bu baax nan lay fexee ba jàmm am ci digganteem ak Kosovo ndax mu mën a bokk ci juróom benn réewu Balkan yi nga xam ne bëgg nañoo dugg ci biir Union européenne fii ak 2025 lu ni mel nag di ay kàddu yoo xam ne bi mu ko yekkee ñu bëri ci askan wa ñu ngi koy jàngat waaye jàpp nañ ne lépp nag jëmee na ko ci fexe ba jàmm am ci dig-digal boobu laata ñu wax booloo seen diggante ak Union européenne.
jeexale xibaari bitim réew yi ci Arabie Saoudite nga xamante ne ñaari chef d'état-major yi ñu dénkoon armée de terre ak armée de l'air moom dañoo tekki seen i ndomboy tànk lu ni mel nag di dogal bu wàcc gannaaw ba ñu yëkkee coowal ger ci biir l'armée ba roi Salman nag daal di soññ prince héritier bi di Mohammed Ben Salman mu fexe ba lépp lu jëm ci wàllu ger bi ñu xeex ko ci biir l'armée bi waral nag dogal bi mu ci njëkk a jël moo di tekki ndomboy tànku chef d'état-major yi gannaaw loolu nag am na ab soxna soo xam ne dañ kaa daal di tabb ministre adjointe bi ñu taftal ci ki yor wàllu liggéey bi maanaam travail ak développement social lu ni mel nag bokk ci yenn ci ay coppite yoo xam ne roi Salman bañ ko tegee ci bopp Arabie Saoudite ba léegi moom nag dafa fexe ba jéem a jooyan ci xoolaat bu baax nekki ni soxna yi waaye itam gën leen darajaal doole leen ci doxalinu dëkk ba. jërëjëf ñëw nañu ci xibaaru tàggat yaram xanaa di koy dooree ak li nga xam ne moom mooy football fii ci Sénégal ak Ligue 1 sénégalaise bi nga xam ne 14e journée bi jeexal nañ ko démb ci jongante diggante Union Sportive bu Ouakam ak Linguère bu Saint-Louis mu nekk match retard boo xam ne waa Ndar nag ñoom ñoo am ndam benn bal ci dara ci waa Ouakam. lii nag la joxe ci classement bi gannaaw bi ñu jeexalee 14e journée bi classement bi nag ba léegi amul coppite li nekk Génération Foot ak Sonacos ak Jaraaf ñoo nekk ci podium bi waaye ki nga xam ne mooy Linguère ñëw na ci juróom-benneeli place bi am ci ñaar fukki poñ ak juróom-ñeent ba nga xam ne li ko Jaraaf rawee muy ñaari poñ kese waaye nag Wakaam moom mu ngi ci suuf moom mooy li nga xam ne mooy ndaare ci championnat boobule. dañuy des ba léegi ci championnat Ligue 1 bi mooy match yi nga xam ne dabu li ñuy wax dabu gannaaw bi ñu dugalaatee Wakaam dafa am ay match yu ñuy dabu benn bi nag dabu bi nag mu ngi am alxames ci stade Alassane Djigo. NGB ñaari tali mooy daje ak Guédiawaye football pro ci li nga xam ne moom mooy 12e journée ci dabu boobu ba léegi ci wàllu 4e journée Union Sportive bu Ouakam mooy daje ak Ndiambour bu Louga ci match yooyu ne li nga xam ne moom mooy Ouakam gum na juróom-benni jongante mu dese ko fu mu nekk nii. juróom ñetti jongante pour mu mun a dab gaañi ne gars yi kii di GFC moom mi tamit dese na ko ñaari match mu jéem a mu comme ça moom mu dabu gaañi bu ñu jógee ci foofu li nga xam ne ba léegi mooy wàllu football fii ci Sénégal Coupe du Sénégal 32e de finale tey jii lay am jongante match retard Mbour Petite Côte mooy daje ak Port Autonome de Dakar bu subaa nag ci àllarba ji Génération Foot mooy daje ak Walidane lii waral ba ñoom ñi ñuy jouer match retard mooy que Mbour Petite Côte ak Génération Foot dañ doon jouer li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique bi ñuy jouer 32e de finale yooyu le dañuy tukki dem ba Espagne foofu nag ñu ngay waajal tey jii li nga xam ne moom mooy 26e journée bi kii di Real Madrid mooy dem fële ca Barcelone waaye nag beneen équipe Barcelone bi lay dajale mooy Espagnol foofu nag ñoom ñooy daje ci jongante boobu balaa muy di waajal tamit moom matcham moom ak Paris Saint-Germain beneen jongante buy am ci 26e journée bi beneen équipe Barcelone mu ñu koy wax Gérone ñoom ñooy daje ak Celta Vigo buñ ci jógee xanaa léegi dañuy dem ba Ndar foofu nag li nga xam ne athlétisme moo fa amoon ci week-end bi 7e édition 10 kilomètres bu Saint-Louis bi nga xam ne gis nañ ci lu ëpp junni ay participants ñoo bokkoon ci jongante yooyu la mu nekk jongante boo xam ne maanaam bare woon na nit lool ba tax na kii nga xam ne moo jiite ligue athlétisme bu Saint-Louis mu kontaan ci lool ñu déglu ko ci micro Gabriel Barbier. dañ ko def pour dëkk bi. dañ ko def pour le sport te li ñu xalaatoon yàlla may nañu ko ndax tey jii muy artistes yi muy éducateurs yi muy sportifs yi ñëpp ñëw nañu dañ ni woon junne
dawkat la nu yaakaar yàlla may nañu am nañu plus am nañu 4 courses vraiment occasion la pour dire que jaaxale woon nañu ci départ bi waaye ca jeexalukaay ba presque am nañu 80% du budget. yëpp ay xalaat la waaye nag il faut que ñëpp jàpp si pour que dëkk bi jëm kanam ndax dëkk du ay politique rek dëkk aussi dafa war a dund par sport dëkk dafa war a bind par culture te Saint-Louis dëkk bu tijjeeku la gis nga jigéen ki raw Togo la dëkk ñëw na ba fii daw si ndax Saint-Louis dafa nekk dëkk bi nga xam ne traditionnellement dëkk ubbeekukaay la. waaw dëgg la dëkku ubbeekukaay la dëkku tàggat yaram la muy Ndar looloo ruusoon ci wàllu tàggat yaram jërëjëf. jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey ji nag benn ponk la te muy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dalle nag jàmm li di géew politique bi tàmbale naa jaax campagne bi tàmbale na te élection présidentielle jotagul Walf Quotidien opposition bi ak nguur gi kenn ku ne ci ñoom soobu na ci yéen cabinet ku jéeg politique bi sol nañu seen dàll tàmbale nañoo wër réew mi ku mel ni Idrissa Seck Ousmane Sonko ak Abdoul Mbaye ña ngay giseek di waxtaan ak askan wi Walf Quotidien ci jamono jooje lii di mouvance présidentielle maanaam coalition Benno Bokk Yaakaar ma ngay tegle ay meetingam di waxtaan ak askan wi yéen cabinet Les Échos daal di ko feelu di ñu xamal ne waa PDS mer nañu lool ci kàddu yi tukkee ci ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Aly Ngouille Ndiaye mi xam le ne yéeneem bokk na ci fexe ba njiitu réew mi Macky Sall gagné ci élection présidentielle yi ñu jëm ci premier tour na muy def wax na ko moom Aly Ngouille Ndiaye ne képp ku ànd ak njiitu réew mi Macky Sall dina fexe ba nga inscrire dina fexe ba nga jot sa carte électeur te dina fexe ba nga woote du samay kàddu Aly Ngouille Ndiaye wax yéen cabinet kàddoom yooyu le doon lu jaaxal loolu waa PDS daal dinañu sàkku ci Aly Ngouille Ndiaye mu tekki ndombal tànkam ci saasi yokku ca nañ ko jëlee ci fonction publique yéen cabinet Dakar Times ne PDS yemuñ ca bu ñu sukkandiko ci Omar Sarr mi gis ne fichier électoral bi dëppawul ak yoon daal dina ko jafal njiital fédération nationale des cadres libéraux di docteur Cheikh Tidiane Seck ay kàddoom ci direct info gis ne candidature Karim Wade ci élection yi ñu jëm sikki sàkk amu ci amul lenn luñ cay lam-laame docteur Cheikh Tidiane Seck ne dootul yàgg Karim Wade dina ñib si Sénégal fas yéene soobu ci campagne ngir dagaan batu askan wi leneen ci ay kàddoom moom docteur Cheikh Tidiane Seck yokku ca ne jot na nguuruk Macky Sall tontu ci rapportu Banque mondiale yéen kabidi la côté yéen ay jegeñaale Idrissa Seck jot nañoo tontu nguur gi rawatina kaddu yi bawoo ci Talla Sylla waa parti réew mi gis ne yàlla ak Idrissa Seck moo tax Talla Sylla dekkiwaat ci géew politique bi ndax ñëpp fàtte woon nañ ko yéen kabidi enquête xëy samp ab laaj ne bu fekkee ne yoon daan na Khalifa Sall ana ku koy wutu ci bopp mairie bu Ndakaaru Njoogu Sarr xam-xamam màcc jëm ci wàllub yoon ne bu fekkee ne yoon daan na Khalifa Ababacar Sall su boobaa dina ñàkk droit civil am ak politique te dootul mun a jiite mairie bu Ndakaaru enquête ne ña ko fa mun a wutu bokk na ci tur yile tàmbale nañoo fës di Soham Wardini Moussa Sy wala Bamba Fall kenn ci ñoom mooy wutu Khalifa Sall ci maire bu Ndakaaru bu fekkee ne yoon daan na ko yéen a bi di source aané liggéeykat ya woon ca Sénégal Airlines kalaame nañu nguur gi fu ma xana doone benn rawatina liquidateur ba sànk seen compagnie ba yooyu la liggéeykat ne ba tey ndampaay ga ca war amuñu ko payoor ga ca war amuñu ko tuxal gañ leen waxoon ne daan leen tuxal ci compagnie bu bees bi dara amu ca source aané liggéeykat ya woon ca Sénégal Airlines ci jamono ji seen boolu mu ñu kaay fees na ñu dem ci yéen a bi di 24 heures mi xëy amal gëstu bu yaatu ci tolluwaay réew mi gannaaw juróom-ñaari at ci bopp réew mi ak lii di plan Sénégal émergent yéen a cabinet ba tey lii di ñàkkum xew ndaw ñi doon lu gàllankoor plan Sénégal émergent bu ñu sukkandiko ci ndem si yàlla professeur Amadou Ali Dieng ak professeur Malick Ndiaye ñoom ñaar kenn ku ne ci ñoom jot na ko joytu yéen a cabinet di l'évidence ne lu askan wi di joytu ci jamono ji di musiba bi tàbbi ci suñu réew saay su ne nga dégg nit ku ñu faat ci anam yu méttee métti ay xale ñu leen di rendi xatet la xew ca Touba xew yàggul ca Mbaaw yéen a cabinet gis ne faat gañuy faat tu tànk yi ndax mbirum sacrifice moo ci laxasoom déet yéen a cabinet di Vox Populi ne bu dee Touba askan wa nelawatuñu ba yandoor gannaaw taalibe bañ fa faat ci anam yu méttee métti waaye ca Touba googee teg nañ fa loxo ab waay soo xamante ne jotoon naa tëj lu tolloog juróom-benn xale kenn xamutoon lu mu leen doyee ak fu muy jëm ak ñoom bu dee ca Thiès am kuñ fa teg loxo ndax ab xale bu jigéen gam fa bëggoon a këf yóbbu yéene kaabi di las ne soxna si ma ngay jooy doomam bu jigéen gañu faat ci anam yu méttee métti ca Mbaaw Mariatu Dumbuya lay wuyoo toll ci juróom-ñetti at dañ koo sàkku ba noppi xoj ko xotti ca yére yamu soloon daal di ko taxañ dugal ko ci saaku
Njaay Ja ma ngay fàttali ne Mariatu Dumbuya moomule classe bii di CP la doon def te tey jii ci talaata ji la waroon a soobu ci composition yéenekaay bi di l'Observateur xëy amal gëstu bu yaatu ci kaso ya ne ca Jurbel yéenekaay bi ne ay prisonniers yu mag ya ñu booleek ay xale ca kaso ba mun faa jur saay su ne musiba ganuk yéenekaay bi di Le Soleil di maître Sidiki Kaba mi xamle ne Sénégal bokk na ci réew yi gën a kawe te ñu ràññee leen ci sàmm ak yelleefu doomi aadama La Tribune xëy xuus ci njàng meek njàngale mi xëy duñu jukkil rapport bu ministère de l'éducation nationale mi jur tiitange ci jamono ji bu ñu sukkandiko ci Mamadou Lamine Diante mi xamle ne yokkute payoor am na ci lii di certificat beek BFM bi yéenekaay bi di Zoom Info ne école publique moom la nguur gi bëgg a privatiser ci jamono ji tax mu koy nëppal ci suuf Mamadou Lamine Diante daal dina sundi mbóot ma xamle ne yokkute am na lu tolloog 400% ci bu dee bac bi mu ngi toll woon ci 5500 léegi jëm na ba ci 6500 yéenekaay bi di suñu lamb xëy jëm ci lamb ji xëy amal taxaw seetlu ci combat gi war a dox ci diggante Sa Thiès ak Boy Niang 2 yéenekaay bi jox kàddu Ngagne Ndiaye mi xamle ne Sa Thiès gënuta technique kii di Boy Niang 2 ana ban réew moo ëpp xeesalkat ci àddina gi La Colosse di ñu xibaar ne Congo Brazzaville la waaye bu ko weesu réewum Sénégal mooy ñaareelu réew gi ëpp xeesalkat ci àddina gi jaaykat yi jot nañ ko déggal xamle ne la ñuy jaay lii di xeesal bi moo gën a jar may laaj ndax ku jël ndam ci xeesal buñ lay jox raaya ndax du doon drapeau bu ñuul. Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm xanaa li nga ci waroon a yokk rek mooy que poudre moom ku mu tax a rafet boo ñaqee rek ñaaw jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax Alaaji Modou Diouf mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba ban mbokk ñu yendoog jàmm